rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppee xarit yi ngeen dal ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média di leen fàttali ne xam naa ne sax jàpp ngeen ko waaye thème bi rek muy wareefu maire yi noonu laa koy tuddee Ndoye Bane nuyu nañu mboolem directeur bu ne ci biir kër gi jiital ci sunu PDG di ziyaara kilifa diine yi ak kilifa aada yi boole ci cofeel gudul jeex. sunu xel itam dana dem ci ñi nga xam ne ñooy xalifa généraux yi gannaaw bu ñu leen ziyaare ñaanal leen yàlla ñu yàgg fi lool te mu ànd ak wér ñu ngee dugg itam ci biir clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi ñaanal malade yi fa nekk yal na yàlla wéral leen te bañ a tëral kenn macha allah ci kaw loolu itam mu sàmmal ñu ñi nga xam ne ñooy acteurs yi nekk ci wàlli santé dugg nañu ci prison yi macha allah ndax àdduna lu ne da cee am waaye nag ku sa bos jot rek nanga ka nangu moo tax ñi nga xam ne wax dëgg yàlla danoo toog ca bërëb yooyu dañ leen di nanguloo wax leen ne yàllay dogal waaye ñaanal leen yàlla ñu gaaw jóge ca bërëb yooyu ba gaaw doxi seen ay soxla sunu wayjur yu baax yi ñu ñàkk ñu ngee ñaan yàlla yóbbul ñu leen ca aljana yi gën a kawe saa bu nu waxee loolu xel day dem ci sunuy wasila itam sunuy soppe macha allah yal na yàlla taas ñu ci seen barke ngeen dal ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média 88 628 22 22 88 628 04 05 tey nag dañu am un jeune maire noonu laa koy waxee ndax ñun di mu dikkee ci plateau bi noonu lañ ko tooñee man bi Ndoye Bane di wax naan maire meewal la ñu invité dama fogoon ne benn paa laay gis waaye mu dikk alhamdulilah maaseeg ñun jamono kon waxtaan bi dafay yomb ajaratu Linguère. wallaay noonu lay demee sax waaye nag Njaay la sant moo tax bi may ñëw dama ko commandeel maanaam ndambe wàcceel ko fii daal di woote ñu ngi indi mburu mi comme ça ci kanam tuuti nga may ko benn pause muy capp ndax xam nga njaayeen boo ko invité tegal ko booli ndambe defar nga affaire am nuñ ko doon waxee Dakar dañuy capp naka dañoo amoon jànk mu ñëw toog ba yàgg mu ne ko tante mu ne ko waa mu ne ko yéen waa Dakar ndax da ngeen di sëpp CPM da ngeen di ŋaañ nguux ci ndekki li lay laaj li xale yi naan yaa fekkee bismillah dañuy door niñ daan dooreet neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ëllëg sama maam yàlla na mag nen son Mandela tu koy jaloore ziar mbooleem kilifa diine kilifa day ñaanal sunu maam sunu soppe maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokku leeram taas ñu ci barkeem Sëriñ Muntaxa moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yan bi woyof lool ci kawam ak Baye Abdoulaye Thiaw lay yàgg fi lool te wér loolu bu ñu koy ñaan ñoom ñooy sunu xalif généraux yi ñun bu ñuy nelaw ñu ngi ci derba te jàmmi réew mi rek leen fa bàyyi li ko waral mooy réew mi yaatuwul ñun ñu ko dëkkee bariwul waaye jàmm rek kay suñu mbokk kon yàlla na fi saawaan baawaan yaay dëggan yàlla na dëkk ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mboolem koo xamante ne jamono bi ñu toogee di nuyoo dafa fekk nga nekk ci naqar wala ci tiis wala leen lu lëndëm ci sa xol ngir ñàkk wala leneen lu mu mën di doon yaa rabbi mi nga xamante ne lu mu saafaraw yàlla na la ci daal tegal loxo bu gaaw a gaaw ba mu sedd képp ku ci nekk ci bànneex ak mbégte yàlla na gën a saawaan baawaan dem fa leen nag ca HLM ca cité kii di jaale bu baax a baax Pa Kayre ak maire Ngaya maa ngi leen di jaale wax dëgg yàlla am Xaadim Kayre sa bàjjan boobu fi jóge di goro ci xujja Mbàkke Jóob sama rakk maa ngi koy jaal bu baax di ñaan yàlla na ko yàlla teeroo ci àjjanay firdawsi comme ni nga ko waxee nag tey nag ñu am mbégte toog ak jeune maire parce que comme nee nañ maire yi ñi koy laaj temps yëpp dañu nekk ay gone nekk gone nag terewul dugg ndaxte nee naa leen Sénégal ngay gis gone gu am màgget moo xamante ne ni day am 75 ans nekk xale nga gis fi ko am 15 ans nekk magum jëmm lépp ci fii la te fii la ñu soxla ak xol ba kon nag ñu xaar ba xam jeune maire yi ñoom lan la ñu indi ak lan la def ca meewaan waaye Eva dama ne la ndax xamoo ki nga dalal nga dema déedéet man la invité nga def kat invité yow ña ngay bëgg a jiiñ def kat ña ngay bëgg a bare di moom da nga ko boole ci liste defkat yi. yow xale bi moo fi lëmbaaje woon maison de la presse. ñu yaakaar ne fa la yem mu dem dugg meewaan. yow directeur maison de la presse miy toog. yow kii. journaliste bu doy waar a ngi nii toog Baara Ndiaye nii. taskatu xabaar. laay xam nga sama rakk bu jigéen xam nga borom këram Baara Ndiaye la tudd moom maa ngi koy jaale Cheikh Ndiaye magam bi fi jóge. Mongoog xam naa ne du ñàkk réalisatrice a ngi naan maire ngeen invité pas journaliste. waaye mën nañoo jàpp ne sax bu dul woon maire bi nu invité regardu journaliste dafay am solo lool ci émission bi ci thème bi nga xam ne mooy thème mu maire yi macha allah. Ndoye Bane ñu ngi lay nuyu. jaajëf Eva ñu ngi lay nuyu di nuyu Mami ak monsieur le maire. di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp. di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdou Khadre. c'est vrai di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. di ziar waa Pire Sañoxor yëpp. sunu xalifa ba Serigne Mansour Cissé ak sëñ Maodo Cissé. monsieur le maire Serigne Boub ñu ngi koy ziar bu baax ak notable yi fa nekk yëpp moom parent ji bi Diagne. di nuyu tamit nuyuwaat monsieur le maire bu baax a baax maa ngi moom ñoo diglooy tool laa mën a wax.
sama mbokk la sama xarit la c'est un frère. comme ni ngeen ko waxee c'est un jeune maire ñu koy nuyu di nuyu waa Meewaan yëpp. nga xam ni waa Meewaan ak waa Pire ñaari population yi dañoo jaxasoo. département Tivaouane voilà mais dañoo jaxasoo gu doy waar goo xam ni. même population bi la dalal ko fii dina ma neex waaye du tere tamit nañ ko laaj liñ ko war a laaj. waaye tamit mais dalal ko fi dina ma neex c'est un frère nag. dëgg la comme ni nga ko waxee rek n'empêche waxtaan bi neex. incha allah monsieur Bara Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax monsieur le maire. waaw maa ngi leen di nuyu téléspectateur émission bi yëpp di am mbégte ñëw participer ci tey donte doon naa ko seetaan nag lu bëri. dama koy seetaan donc su ma demee ba mën a am occasion tey participer ci. dina ma nekk loo xam si lu may neex lay doon et ma ciy profité pour féliciter leen ci liggéey bu am solo bi nga xam ni groupe Futurs Médias yëpp ñu ngi koy def ci réew mi parce qu'on ne peut pas parler d'un pays émergent. d'une grande démocratie sans des médias yu am solo ma leen di nuyu soxna Eva Linguère ak mon ami et frère Ndoye Bane nga xam ne bu ñuy ñibbi maak moom mën nañ bokk oto. mu dëkk Pire ma dëkk Meewaan. ñu di ko sargal également parce que yéen a ngi koy dégg tous les jours li muy défendre waa Meewaan di leen ko joytul ci seen yoon yi ak tali Pire Meewaan loolu su ma ñëwee ba fii ci sama tur ci turu Meewaan yëpp faaw ñu sant la gërëm la parce que dafa wane ni fa la dëkk ndax it wax dëgg yàlla mbokkam yëpp ñu ngi foofu kon daal am nañ mbégte incha allah bu ñu demee ba ci biir waxtaan bi dinañ gën a yaatal ci question yi ñu fi abal. macha allah ñu ngi kontaan lool. loolu ba ñuy jaale Talla Sylla. dëgg la moom mi nga xam ne moo waroon a ñëw tey. dëgg la am ab belle-sœur am bu décédé bu tudd Khady Ndaw. Khady Diawo waaw moom moo gaañu tey jii. ci tey ci ngoon ci après midi bi. dëgg la looloo tax Talla Sylla ñëw. teewul. kii Bara Ndiaye mi ngi waroon a ñëw suba. dëgg la bañ ko woowee nag automatiquement mu bàyyi lépp lu mu doon def. daal di ñëw xaar mu régler problème bi. waaw dafa fekk ngeen dégg daa ci ak mami. voilà c'est ça léeg-léeg ngeen jiitu xuus dem. waaye bëggoon naa caa taxaw. waaw kon Talla Sylla ñu ngi koy jaale bu baax a baax. mbokkam bi mu ñàkk kër gi yëpp a ngi koy jaale macha allah yow itam ñu lay wax bismillah. merci toogaayu maire ci jeune ndax yomb na ndax bu ñu waxee jeune da nga jiite ñoo xam ne wax dëgg yàlla dañ lay mat way jur te nga war di joxe ordre ne nii la ñuy defee ñoom ñu topp ca lan nga ñuy tontu ci loolu. waaw toogaayu ndaw kon toogaayu maire. ci ndaw yomb na yombul. dëgg la yomb na parce que li ma gëm te di ko doxal mooy. fii ñu toll nii jamono ji. jamonoy ndaw ñi la. je crois que bu ñu demee ba réew lu ëpp juróom-ñaar fukk ci téeméer yoo jël am nañu lu yées. fanweeri at ak juróom. loolu dafay wane ni on est une population très jeune. ñaareel bi mooy jeune moo war a wax ak jeune. parce que jamono ji fi mu toll avec révolution technologique ni ñu daan doxalee ba ci tasum xibaar bi ngeen di def jumtuwaay dafa révolutionné dañuy faral di wax rek naan Napoléon bi muy faatu toog na atu yàlla pour que adduna bi yëpp doog koo yëg par opposition soo jëlee le pape Jean-Paul II. paix à son âme bi muy génn àdduna pratiquement les caméras du monde les plus grandes chaînes dañu braqué seeni caméra pour xaar la tombée de la nouvelle bi daanu donc yooyu dafay wane ni jamono moo fa toll commune yi dafa bindoo noo xam ni défi yi dafa am solo bari borom énergie borom vision mais ku xam également tolluwaayu jamono mën a jëfandikoo jumtaayu xarale yi moom moo mën a nekk maire. c'est la raison pour laquelle bu ñu gisee mu am un engouement de plus en plus important de la jeunesse jëm ci wàllu politique. su ngeen xoolee les déclarations de candidature il y a énormément de jeunes yoo xam ni ils ont entre 35 ans 40 ans au maximum. et loolu ça peut donner quand même benn gage d'espoir. ndax réew bu ay ndawam taxawee jóg. bokk ci ñi nga xam ne dañuy revendiquer kàddu bokk ci ñi nga xam ne dañuy bëgg a waxatuma participer rek ci sphère de décision yi mais ŋànk ci sphère de décision yi. c'est un motif d'espoir. mais nag dafa am leneen lu ci nekk. jeunesse aussi bu ñu koy wax c'est un état d'esprit et une responsabilité également. waxuñu jeunesse boo xam si saa yu ko neexee wax lu ko neex. saa yu ko neexee toj li nga xam ne àdduna réew mi yëpp a ko bokk. saa yu ko neexee wàcc ci mbedd mi taal bitigu jàmbur taal magasin wu jàmbur yàq palaasu jàmbur. jeunesse boobu taxul ñuy wax quand on parle de la jeunesse consciente de la jeunesse responsable de la jeunesse au créneau
jeunesse saine boobu la ñuy wax. jeunesse bi nga xam ne dafay am une vision am un leadership mais am également une dynamique citoyenne boo xam si ñoom ñoo koy encadrer jeunesse boobu la ñuy wax moo tax moi je n'ai aucun problème malgré mon jeune âge parce que j'ai été élu maire à 31 ans jafe na jafewul mais c'est am na solo parce que jàpp naa ne li ma mën a def tey ak niveau bi ma toll ak défi yi nga xam ni jàmmaarloo na ma ak ñoom pendant mandature bi nga xam ne ñu ngi koy jeexal yaakaaruma ni bu doon mag bu am yenn at yi dina ko mën parce que yombul gérer kër rek dafa metti man yàlla dafa ma nattu ma nekk à la tête de 2 institutions yoo xam ne bu ci nekk dafay ànd ak coow parfois ak ay difficultés ay défis maison de la presse. xam nga yëfi taskatu xabaar la ma ko doon bëgg laaj jëm na fa. waaw ñaar yooyu waaw métti trop parce que bon xam nga ñun on parle de tout le monde tous les jours et parfois un peu n'importe comment ci nit ñi. mais souvent pour ñu wax suñu problème c'est jafe-jafe la bu ñu nekkee ci suñu bureau aussi dañu bari ay problème parce que la nature des personnes yi nga xam ni ñoom ñooy structurer corps bi ñoo bindoo noonu c'est des gens yoo xam si dañuy fii ni di gëstu. di xam liy xew ba pare extrêmement très bien renseigné. exigeant également. donc loolu moo tax ñu mel noonu bu la yàlla tegee ci seen kanam faaw aussi nga teey am ak daal mën a wax ak ñëpp. mais également xam li nga xam ni moom moo jaadu ak li yenu maanaa nga di ko def. maire yi aussi. noonu la demee parce que sama élection à la mairie de Méouane ça a quasiment créé benn déclic. su ngeen demee Méouane tey juróomi jeunes yoo romb ñeenti actuellement yi s'intéressent à la politique parce que mag ñi da ngay wax ak mag ñun la kii fi nekk seen morom la man ngeen a def ni moom et c'est vrai parce que gëmuñu woon avant man y a pas eu un maire qui a moins de 50 ans à Méouane mosul am ci histoire Matabara Diop fii maire bi gën a nekk xale te biñ koy fal pratiquement il n'était pas loin de la soixantaine. très bien donc gis nga yooyu dafa xaw a doy waar donc du coup bu ñu xëyee ñu indi leen un maire trentenaire ça suscite égal à la fois un engouement mais des craintes parce que am na ñàkkul peut-être ñoo xam ne si amoon nañu ay njaqare bi ñu may fal mais yàlla suturaal ñu. ñun dañuy taxaw ci. li mu suscité engouement lu mu jox envie aux autres. ñu toog sa toogaay. te ni nga ko waxee rek la ñu ci waxtaanee ñun ñëpp gis nañ ne at bi ren dafa am tuuti coppite ndax xale yu bare ñu ngi taxaw pour nekk maire. yow loolu lan nga ciy wax. moi je suis déjà favorable. très favorable que jeunes yi taxaw wane seen bopp dëggal seen bopp fexe ba li ñëpp bokk ñu dugal ci seen loxo ci ni ñu koy yore jeune bu ci war a mën a jiitu bu fekkente ni am nga xam-xam bi. am jub gi am nga tey gi ak yar bi bu ñu lay wóoloo nañ la fal nga samp sa dënn taxaw nga laaj. parce que mooy li ma la gone bu loxoom setee mami. La jeunesse est un avantage loin d'être du handicap. dëgg la du jafe-jafe opportunité la. c'est un atout. donc boo ci amee koo xam si wax dëgg fa yàlla li war a xam na ko. fi nit ñi jaar am na jaar-jaar. très bien am na yéene ak vision. je pense que man mënuma lu rafetlu loolu. c'est la raison pour laquelle même sama dëkk. xale yi fa taxaw pour am ay ambition yi dama leen di encourager di leen ñaanal. ok merci beaucoup monsieur le maire mais ñu gis ni da nga dëkk Kajoor mu doon dëkk boo xam dëkk bu xaw a difficile la dëkk bu xaw a compliqué et puis ñu xaw a naqaree pour ñu jox la seen kàddu. seen baat. du lu yomb fan nga jaar avant ngay falu ba ak lan nga jaay waa Méouane ba tax ñu fal la parce que gox yooyu pour nga soo jógee par exemple ñi nga xam ne dañuy nekk Ndakaaru ba retraité ñëw fa naan dañuy laaj dëkk ba suñu demee duñ laal dara il faut nga am noo mel xam dëkk ba xam village ya xam chef de village ya xam imam ya xam dëkk bu baax a baax mooy tax ñu fal la lan nga leen jaay ak fan nga jaar ba 2014 nga ñëw rek jàll comme ça. non enfin je pense pas que jaay naa leen dara. non ban programme nga leen jaay. bi may dem élection lu jiitu loolu. may taxaw di samp sama ndënd pour laaj mairie bi dama nekk xale bokkoon ci mouvement associatif nawetaan fu ne nawetaan naa ko biir Méouane. organisation nawetaan jamono yi bi ma ciy toll loo ca dégg sama loxo ngi ci biir. kuréel boo xam si dafa yëngatu ci wàllu développement également. bi may nekk étudiant ak avant même may nekk étudiant may nekk élève déjà maa ngi ci woon. am na sama ndijaay dafa ma koy wax ni ma yow nga xamoon naa di nga doon maire wala nga laaj fi dara parce que da ngaa mos a sob man ko effectivement
maa ngi fàttaliku am na benn kuréel bu ñu doon wax FIDEL force intégrée pour le développement local à l'époque bi ñu koy sos Mewane bi ma taxawee ni damay diriger une commission mag ñu bëri dañu ni kii xale la waaye xale bi yow looy taxaw di xëccoo ak mag yi ma leen non fii amul mag ak xale. fii ku mën ak ku xam li ñu bëgg ak dëkk bi fi mu toll ñan ñoo pare pour redresser ko lañ fi soxla. ma bokk ci may nuyu au passage les membres yi ci nekkoon ñoom ñëpp ñoo ma magoon maa ci gënoon doon xale. ñu jël ma wóolu ma également parce que Kajoor it dëgg la jiitu fa yombul surtout ci xale waaye boo melee na nga war a mel am dal gi nga war a am yar bi nga war a am boo leen waxee lu mën a dégg dugg ci seen nopp mën nañ la déglu et je pense que loolu moom moo ma mayoon chance quand je suis parti en 2014 taxaw lu ko jiitu ma nekkoon quand même sur le terrain ñëpp xam ma ni dama bëgg a nekk candidat pour laaj la mairie dama indi programme ci ban anam lañ la xamee ci politique. alors avant ñi may xam ci politique moom ñi ma ci xamoon sax xañ na peut-être ñi ma xamoon ci affaire mouvement associatif ñoo ëppoon. D'accord. mu structure étudiants yi mouvement nawetaan ak yooyu. D'accord. dama teg programme 2014 bu ñuy duppee proposition pour un quinquennat de rattrapage. rattrapage mooy dabu parce que Mewane 72 la bokk parmi les premières communautés rurales pilotes maanaam fi nga xam ne dañ fa testé woon li ñuy wooyee décentralisation. muy lu metti woon ñi fa yoroon aussi wax dëgg fa yàlla jamono ji aussi foofu la toll woon ñun fi ñu agsi tey ak li ñu xam ak yëngu-yëngu yi ñuy nekk ñoom nekkuñu ci woon ñu njëkk fa fal ku ñuy wax kilifa diine ku yàlla baaxaloon bokk ci famille bu baax ñu koy wax Serigne Babacar Diop ñu naan ko Alaaji Mbay Donda dëkk Daaya Diop nga xam ko di ay Serigne ñu baax mu jógee fa genn góor gi ñuy wax Baye Alsane Diop nekk fa mu jógee fa ku ñuy wax Mass Diop di mag ci Matabar Diop bi fi dirigé woon COUD. bi mu fi jógee seen benn rakk dirigé délégation spéciale après ku ñuy wax Jibi Kandji ñëw avant Matabara man Matabara laa remplacé en 2014. mais boo xoolee jaar-jaaru Mewane bokkul woon boo xoolee jaar-jaaru Mewane ci gàttal rek ba muy nekk communauté rurale ba muy en 2014 amul lenn loo xam ne si ñi ñu ko dénkoon ñoom ñoo ko fa def par exemple ci wàllu santé. D'accord. Moi j'ai trouvé sur place ñetti poste de santé yoo xam ne si benn la ci communauté rurale bi tabaxul à l'époque muy Mewane bi nga xam di Touba Fall nga xam ne Alaaji Ndaama Fall yal na yàlla yokk leeram te yokk yërmandeem ci moom nit ku baaxoon li mu am mu mus ko bokk ak ay dëkkandoom ñëw tabax fa poste de santé bu mucc ayib ak yeneen infrastructure nga xam également amoon case waa dëkk bi ñoo cotiser seen bopp taxaw liggéey ba am case dem seeti Baye Cheikh Khady yal na ko yàlla fay di woon góor gu baax bu Daaru Muxti mu jàppale leen ci jamono yi Modou Diagne Fada nekkee ministre de la santé ñu affecté leen fa un infirmier chef de poste ñu transformé ko poste ñett yooyu laa fa fekk D'accord. en 2014 bi ñu ñëwee ak léegi Dieu merci actuellement ñu ngi ci 7 ñu ngi woon ci 3 actuellement on est à 7 te am nañ 2 autres postes de santé en perspective muy Ndëkku ak fi nga xam ne moom mooy Mexe Village fan la nekk bi ñu njëkk a defar mooy Mexe Village ñu ngi may dégg je pense que du ma toog ci télé di wax loo xam ne si nekkul loo xam si lu loxo mën a tege la bu bees tàq équipé ko def fa maternité indi fa ka fay faj ba pare yóbbul nañ fa sax appareil échographie parce que ay jamono loolu yaakaar naa ump la ki daan def échographie ci àll boobu yëpp Tivaouane la daa jóge wala Thiès tey boo demee Mexe Village foofu poste boobu ma la wax ne la maa ko fa defar foofu lañ koy defee sur place nga ñëwaat Mewane mooy yóbbuwaat fa beneen appareil bu ci nekk bu bees ñu koy def Mewane les femmes de Mewane bu yàlla dogalee ñu tollu diggante jafe-jafe yi ñu daan jànkoonte amatuñ ko loolu mooy benn poste bi ma njëkk a tabax mu dem Dombil Ndiaye ma dem fa benn conseil municipal décentralisé ñu waxtaan ci développement ma dem fa benn góor waa mat ma ba ci benn ngeer mu ni ma sama soxna fii la doge ndax dafa tollu diggante mat dab ko guddi muy xëpp deret ñu di ko yóbbu teg ko ci saret bi avant muy agsi ci yoon bi fii la doge bi ma ko waxee yàlla bi ma tim xam na ni sama yaram yëngatu na nga am loo yëg ma am lu ma yëg ñu dem conseil ma jël la défense ni leen il nous faut un poste de santé clé en main à Ndombil dëkk bi ñu wax Ndombil Ndiaye tey par la grâce de Dieu am nañ fa poste de santé yóbbu naa fa infirmier buy faj équipé nañ ko def nañ fa maternité ñi ngi fay waaj a yóbbu ambulance soo demee également dëkk bi ñuy wax Kër Xaar Diop Ndiobène aussi xam naa xam nga ko moom it tabax naa fa poste de santé bu beex avec les mêmes commodités là aussi on a mis en place à disposition un infirmier boo xam ne si avant 2014 la communauté rurale de Mewane n'a jamais pris en charge un seul agent de santé
actuellement je suis à 8 agents yoo xam ne si am na ci 4 infirmiers que je prends en charge. ak benn sage-femme li ci des c'est un personnel d'appui. très bien donc yooyu yëpp c'est des réalisations yoo xam ne si suñ ko defee. bu may wax rattrapage parce que dama doon proposition pour un quinquennat de rattrapage il fallait que les domaines vitaux yi nga xam ne nit ñi dañ ci amoon ay jafe-jafe ñu inverser tendance bi. pour la petite histoire Ndoye bi may nekk maire Méouane en 2014. li may wax ci télé laa toog di ko wax bu la génnee mën nga koo vérifier. école lu Méouane li muy bëri benn école lañ ciy clôturer la ci miir amoon aujourd'hui je suis à 20 écoles yoo xam si yëpp clôturer nañ. fu mu toll nii ci sa toogaay actuellement yaa ngi wax Méouane mais am na koo xam ne mi ngi jàkkaarloog ñun mi ngi naan fu mu ne soo ko doon jaay Méouane ci quelques secondes lan nga koy wax. su ma ko doon expliquer Méouane fu mu nekk dama ko naan benn commune la. waaw boo xam si chef lieu d'arrondissement la. waaw. bi nga xam ne ci la commune Méouane nekk. waaw commune Taïba Ndiaye nekk ci. waaw commune Mboro nekk ci. Mango commune Darou Khoudoss nekk ci. waaw kañ mu nekk diggante Pire. Ngaye Darou Khoudoss Taïba Ndiaye ak Mboro. foofu la Méouane féete. dëkk baa ngay yëngu. ba ngaa tàmbalee bàyyi Ndoye Bane dëkk ak juróom-ñeent 89 villages. waaw ginnaaw bi ñu ci jëlee Mbaar Ndiaye Mbaar Diop nga xam ne dañu leen a jëlee commune Méouane yóbbu leen commune Ndoye Bane ñu nekk ay voisins yu Ndoye. waaw très bien dëkk ba ma ngay yëngu. waaw mi ngi dox. mi ngi dox ñu bëri léeg-léeg bu ñu may tooñ dinaa ñëw ci yëngu-yëngu beneen fànn bi. waaw ñun ñëpp la ñu bëgg a dégg. dëkk bi ndax mi ngi dëkk bi ñu ni ma dëkk bi léegi mi ngi dox man leen déedéet dëkk bi doxul léegi day daw. day daw parce que fi mu toll. waaw fi ñu ko jëlee domaine boo jël tey maa ngi koy wax Ndoye léegi ne. fii ak ay bés yu néew. incha allah Méouane mooy 3e commune département de Tivaouane après Tivaouane ak Ngaye Mekhe nga xam ni. historiquement Ngaye fa le président assemblée nationale dëkkoon El Hadj Abdou Aziz Ndaw boo demee Tivaouane mooy commune Seydi Hadji Malick ak la fa nekk ak kilifa yi fa nekk ñu baax ñu di leen ñaanal yàlla ñu yàgg fi. yàlla yokk leen wér. amiin Méouane mooy doon incha allah la 3e commune du département. bu am stade municipal. mais monsieur le maire. souvent damay dégg waa Méouane nag bon commune Méouane bi ñuy wax ñu naan Bara Ndiaye fa mu dëkk rek lay defar maanaam. defe naa Nduxura. Nduxura nga dëkk. ak Mekhe village. neen daal sa lu baax loo am foofu nga ko yóbbu bàyyi Méouane ville. est-ce que noonu la demee. enfin loolu ñi koy wax. mais ñi ngi koy wax. ay politiciens lañ rek. mais je veux dire parce que léeg-léeg da ngeen ko wax dem ci benn dëkk tenir fa un discours dans enfin peut-être l'espoir que discours bi nga leen di jox dina leen enchanté wala mu dugg ci seen bopp ba ñu ànd ak yow. mais président de la République bi nga xam ne moo fi indi acte 3 de la décentralisation. bi nga xam ne tey wax dëgg fa yàlla bu ñu waxee te yàlla rek tax tey bari na xar kanam lu soppeeku ci commune yi gox yeeg gox-goxat yi dans le bon sens dafa indi li ñuy duppee territorialisation des politiques publiques territorialisation des politiques publiques mooy li daan am ay jamono bañatee am ñu jàpp ne Ndakaaru rek mooy dëkk boo xam si war nañ fi investir tey président de la République pendant que nous parlons mi ngi en tournée économique il a développé un programme de plus de 300 milliards pour la région de Matam il est en train de le faire parce que Kaffrine la jógee Saloum te war na ko def Casamance war ko def fépp Sénégal nekkatul loo xam ne dañ naan fii rek la ñuy liggéey bàyyi fee li ma la wax ni le stade municipal Méouane la ne le seul centre socioculturel du département actuellement en construction mbaa du tuuru stade rek non stade nekkul stade yi ngay dégg de c'est différent du stade yi ngay daan dégg am na tribune am vestiaire am lépp et la mairie s'est engagée non seulement à mettre une pelouse mais à aménager à côté d'autres infrastructures sportives pour ñu développer yeneen discipline sportive non mosu foon am Abdoulaye Diouf Sarr moo teg ci xeer wi moo teg xeeru hôtel de ville bi moo teg xeeru centre socioculturel bi mu nekk un package boo xam si c'est plus de 500 millions de francs CFA d'investissement mi ngi biir Méouane chef lieu biir Méouane leneen lan loo fa def à part loolu wax naa la ni la am na ci biir weeru koor gi l'unique centre de lecture et d'animation culturelle bi nga xam ne le ministre Abdoulaye Diop moo ko inauguré ci biir koor gi Méouane la nekk département Tivaouane yëpp biir Méouane la centre culturel la lépp la centre culturel centre de lecture animation développement culturel lépp lañ fa def te dañ fay initier xale yu tout tànk yi également ci lan mooy xam réew jama ci mën la bokk mais waa jama tamit ñi ngi jooy nee nañu daal gisaguñ la jama dañu am problème courant xam naa fi gis fi ni nii moi je suis pas un maire fantôme sama kër mi ngi Méouane avant may tabax kër Méouane Dakar parce que amaguma ko fi sax Méouane laa tabax li ma jot a am parce que fa laa dëkk benn bu ma amee lu may def fa ma dëkk laa koy def jama waaw benn problème bi ñu fa gën a jooy bu weesoo extension du réseau hydraulique mooy problème mu courant te yàlla mën na dogal
balaa yàgg jafe-jafe boobu dinañ ko saafara parce que dem nañ fa avec des techniciens de Sénélec à travers sa filiale Prokelec. bu Ndiaye Kémance bu Daaru Xudoos bu Taïba Ndiaye ñi ngi ci parce que électrification nous étions à un taux de 11%. ci juróom-ñeent fukki dëkk. waaw en 2014. fukki dëkk ak benn ñoo ci amoon courant. ci 2014. 2014 bi may jël. di dem ba ngay toog bokkoon na ci sama proposition pour un quinquennat de rattrapage boobu ma la doon wax. une commune lumière boobu ma la wax aujourd'hui on est à 63 villages. Ndar xëyul xëy sotti. par un effort combiné du PUDC du programme d'urgence bi nga xam ni état du Sénégal moo koy. mais également bi nekk nu ñuy jàngee parce que gis nañ ne yenn gox-goxaan yi soo jugee dem ci yenn département yi di nga gis ne xale yi bu ñuy dox dañuy jóge fii tàbbi gi fu sore pour jàngi. naka ngeen organiser woo loolu amoon na ay jamono quand même. amoon na. waaye léegi wax dëgg fa yàlla. waaw dëkk yi fa amul école. te nekk dans le besoin. d'accord am une certaine population scolarisable. wax dëgg fa yàlla bareetul. Actuellement on est à plus de 37 élèves. 37 écoles primaires. D'accord. 2 collèges et un lycée dont l'ouverture de la première classe a été autorisée à Méouane et la commune à travers le PACASEN s'est engagée à construire un lycée clé à Mé. Donc foofu la toll tey jii. mu nekk des efforts yoo xam ni ñi ngi koy def mais am ci également l'accompagnement et le soutien de l'État. Parce que xam nga éducation mooy secondaire bokkul ci li nga xam ne moom mooy compétence yu ñu transféré. mais tey bu ñuy wax dëgg te yàlla tax développement pour man commune amu ci limite. tey bu ñu mënee mënoo tabax collège mën na maa def samay pexe. yéegu wàcc ba tabax ay salle de classe yoo xam si ëllëg peut-être bu ci commune autorités yi jàppee mën nañ ko transformer en CEM ou en lycée. parce que foofu la jamono toll. très bien. looyu moom mooy ay jafe-jafe mais man daal jafe-jafe bi gën a tar. bis bu nekk ci seen plateau bi Ndoye Bane wax ko fi xam ngeen ko yéen. non loolu xam naa loolu moom dinaa ci ñëw. très bien moom kay dañ lay jukkil Ndoye Bane ma ñëw dem léegi ci mami laata may dem sax. bëggoon naa xam naka lay gérer jigéen yi foofu. parce que kenn du ko dugal ci compétence transférée loolu sa yëf la. parce que dañuy toog fii léeg-léeg bu ñuy def émission waree ñuy wax ne am na bobo yu bëri yoo xam ne jigéen yi dañ koy dund rawatina jigéen yi nga xam ne nekkuñu jigéenu taax. naka ngeen di organiser wu ba jigéen ñi mën a développer wu liggéey seen liggéey dans la paix et dans l'harmonie. Première chose bu may wax mooy man dama gëm ni le combat pour la parité et le genre nekkatul combat boo xam si dañ koy def rek un slogan wala ñu koy régler par de simples textes de droit. dañ ko war a jëmmal ci suñ taxawaay. jëmmal ko dans nos idées mais également dans notre vision. D'accord. man boo gisee ma rayante pour diggante daaw ak ren ma jënd ñaari appareil échographie yu bees tàq dama jàpp ni réew mënul émerger su jigéen ñi parce que jigéen mooy enfanter société bu jigéen baaxee société bi yëpp day baax bu jigéen demee neneen société bi yëpp day demee neneen te tey bu ñu waxee dëgg société Sénégal liñ ci am faraw ñu sant ko jigéen parce que am na fi jigéen ñoo xam si bu ñu leen tuddee dinañ xam ni bokk nañ tey ci li tax Sénégal ñëpp naw ko ci taaram ci respectabilité am ci élitam mais également ci spiritualité am te man li ma gëm mooy il faut que dans la territorialisation des politiques publiques lépp lu ñuy def wax naa la ni la investissement yi ma def dans le secteur de la santé wallaay l'enzime à 90% pour alléger la condition féminine moo tax ma def ko. Très bien. parce que man dama jàpp man dama am je suis le symbole vivant du problème de santé communautaire bi nga xam ne dafa amoon ay jamono ñun juddoo wuñu hôpital ci kër ga lañ juddoo benn soxna bu ñu daan wax maam Kumba Kan ñëpp xam nga moo nekkoon foofu maire nekk matron bi ku fa tolloon diggante moo lay suivre di la accompagner ba yàlla may la sa bakkan dëgg la ñun ci kër ga la ñu juddoo dëgg la kon mais gis nañ ni risques yi bari woon na les pertes en vies humaines bari woon na wax naa la benn góor a jàpp sama loxo ba ci ngeer gi mu ne ma sama soxna fii la doge kere sama yaram yëngatu na wallaay ñu am engagement yàlla suturaal waaw ba poste de santé yoo xam si amuloon maternité sax construire naa maternité si je prends l'exemple de nga xam te bokkul ci 4 postes de santé yi nga xam ne dafa nga xam Njaay de waa nga xam Njaay ñu ngi lay nuyu nag moom noonu la ñu baax lañu wax waaw ñu ngi lay nuyu bu baax xamoon ni xam nga fa waaw ñu ngi lay nuyu ma dem ci Mami Linguère macha allah jërëjëf monsieur le maire di leen di déglu ak di jàngat parce que xam nga li muy wax aussi xam nga li ñuy wax bu tunga mee seede day neex a nettali dëgg ndaxte bu nit ki dee wax te li muy wax mu
ñeme ci da nga koy xam. nit ki dee wax te li muy wax mu di ci nëbbatu di nga ko doo xam lépp mais di nga ko yëg. Ndoy dafa ubbee sànq fa am solo foo xam ne duma ko bàyyi mu jàll. d'accord ndaxte comme dañoo toll ci laaj ñu toll ci di wuti di dem. ki falu fuuy fàtte leen kooku yaakaar naa bu dellu see waru leen ko mën a fal. beneen bi ci topp mooy dama fee toogoon ni leen nit bu takkoo ba tekki day tekkil ay bokkam lu ko mooy bu ay bokkam takkoo ba tekki teggi ko ña takku woon ba tekki ñëw ndakaaru takk fi jabar jur fi doom fàtte leen bu ñu dellu see ci dëkk ba di leen laaj dëkk ba lànk leen bay wut ku leen lànkle bu doyul ngeen dagg yarub Dakar te naan ko dellul fa nga jóge woon ku fallu ci réew mi ku nekk fàtte sab dëkk bu ñu lay robi sax oto ba day siisu kon bu dellu see lu mu leen fa mën a defal lànk leen ñi ngeen di jox seeni dëkk ngeen xam ñan la ndax jiite dafa yàgg te jooyu metti yëpp li ko waral mooy fal koo xamul ak fal ku la doyul ndaxte nag ànd ak ki lay nax dafa betti waaye nanguñu nax la itam mag du ko def mag du yenu ay daalam di dox ci ay ndaxam dëgg Alaaji Baani Njaay fond Covid bi nu mu demee woon ca meewaan coow bari na ca de waaw coow moom fépp la pare ni mu baree ci Sénégal ci réew mi nga xam ni président waaye yow moom fond Covid bi moom coow lañ ci am moom am fenn non mais coow nag buñ ko seetee ba ci biir coowal kii la rek coowal yu amul woon solo parce que coowal wàccal ma toog la wala noonu lu yoonu amoon na ci nag surtout nag bu fekkee topp nga coow li ma doon neex mooy boo gëstoo coow li topp fii cëppaandaw ji war nga xam ni politique ko laloon parce que ñi doon yor coow li ñëpp à la fin actuellement dégg naa sax finalement fan yi ci seen ndaje yi ñuy def ak seen vidéo yeeg texte yi seen xale yi di bind dañ naan nañ def yenn say parce que maire bi buñ ko attaqué ci bilan dañuy daanu te bu ñu demee en ordre dispersé mënaluñ ko dara ñoom Cheikh Sall ah waaw man duma xam nga nag non gars waaw Cheikh Sall moo fa nekk waaw dégg naa mais nee na Cheikh Sall moo yëngal gësam loolu laa dégg ñuy wax man nag wóoruma nag dégg naa daal moo yëngal gësam doy bu ma yàqal fond Covid bi daf maa ñor dinaa ci ñëw soxna si tey man gis nga seen émission bi wallaay lazim 2014 ba ma nekkee maire léegi mosuma toog ci plateau bu mel nii parce que ñi may déglu ñi may laaj li ñu ma war a laaj maa ngi wax li ma amuloon occasion depuis 2014 wax et c'est très important et sans détour sans parti pris fond Covid boobu li nga ciy wax xam nga dama toog gars yi président jël ay dispositions ba ci réew mi mu engagé les ressources nationales jël 69 milliards de francs CFA destiné ko à l'appui aux populations ñu jënd ci ceeb sélectionné presque 1 million wala 2 millions de ménages pour jox leen am dimbal moo am solo nag ba pare engagé collectivités territoriales yi ni yéen maires yi seen fonds yi ngeen am xool leen ci lu ngeen réaménager crédit yi jàppale ci askan ñun ba ñu ko defee ñu suivre loolu parce que yàgg nañ ci déjà social dafa bokk ci li ñu fi ba parce que ala kulli xaalin maire mënoo taxaw rek ni way man du ma dimbali kii parce que loolu taxul ñu teg ma fi nit ñi dafa am ñoo xam ni ala kulli xaalin faaw ñu dimbali leen parce que kenn ñëpp la seen amul loxo du ñëpp la seen loxo jot seen ginnaaw bi ñu defee loolu ñu réaménager suñuy crédit yi nga xam dañ ko amoon sax mu di ay recettes yoo xam ne si c'était destiné à notre fonctionnement ñu engagé ko jël une autorisation spéciale approuvée par l'autorité administrative di le sous-préfet jël ci xaalis lu toll ci presque une 50aine de millions destiné ko à l'achat de denrées parce que boobu marché yi dañ ko tëj transport bi ñu restreindre ko ñu mënatuñu transporteurs yi mënatuñoo def seen activité tailleur yi liggéeyatuñu mais problème mu dépense day taxaw bu fekkente ni nag il n'y a pas benn chaîne de solidarité boo xam si dañ ko tëral ñu dimbali doomu aadama yi nga xam ni amaana ñoom bu ñu leen bàyyi seen bopp rek musiba am ñu ni kon nañ jënd suffisamment de denrées séddale ko fekk boobu maire bi ci ressources yi ma man daaw jëlu awma carburant pratiquement chaque fois que nous avons engagé du carburant social lañ ko def ñu jël ci xaalis boobu jënd ci dans un premier temps 50 tonnes de riz qu'on a distribué selon des critères de répartition ci base recensement wu agence de la statistique et de la démographie ANSD loolu doyul bi ñu defee aménagement yi ba crédit disponible ma jënd 150 tonnes de riz li ma wax ni c'est des chiffres maa ngi wax autorité administrative sous-préfet mais mi ngay dégg bu amul mën ngeen ko laaj kenn mënu ko weddi parce que diñ ko defee ba pare liste dafa am ay liste ay borom mu dëkk lañ ko jox waaw bu ñuy joxe duñ jox responsable politique duñ jox kenn chef de village lañuy jox maa ngi ñëw bi ñu defee loolu def répartition bi sur la base d'un recensement séddale ko proportionnellement à la population de chaque village ñu ni wéy affaire bi dans un premier temps dañ ne ni mu ko jëndee jaarul yoon ma leen waaye yéen jënd bi jaar na yoon wala jaarul yoon seen yoon nekku ci parce que da ngeen a foog ni kenn am na sañ-sañu toog rek fa mu nekk jaaxaan lu ko neex mu def mel ni réew mi moom kenn ku nekk day jël keesu ñëpp li ñëpp bokk da def ko sa poosu bopp
te réew mi am ay corps de contrôle ñun suñu xaalis maire yoru géré wu ko day ordonner rek les dépenses te balaa muy ordonner une dépense il faut que ñu di ko fay il faut que le percepteur municipal di agent au trésor nekk soit un contrôleur ou un inspecteur des impôts dafay def le contrôle de conformité de la dépense ndax pièce justificative yëpp mi ngi ci ndax la procédure est conforme ndax le principe de la concurrence a été respecté ci noonu ci lay faye mais ngeew bëgg ngaa coow bëgg ngaa politique àndoog maire bi loolu c'est normal. mais lu tax gars yi dañoo doo respecter le code des marchés publics. xamuñu ci dara ñi koy wax ñëpp xamuñu lan mooy code des marchés publics ndax respecté nañ ko ou pas xamuñu ci dara. lan ngay wooye leerul kenn lan ngay wooye xamuñu ci dara. non dañ ci xamul dara parce que pour man nit su demee ba war bay wax lenn war na mën a jël responsabilité wu dem gëstu. non gëstu xool xam li ñuy wax. soxna Eva ma wax tey nga xamuma ci dara xam la xamuñu ci dara. waaw yamuñu foofu dafa am loo xam dañ koo defoon ma doon ñaan yàlla na ko yàlla sottil. malheureusement boobu ba léegi. mooy lan yóbbu gi ci yoon gi ñu la naral ni OFNAC ak Cour des comptes li na wax nañ ko. dégg naa dem nañ sax. dem nañ. waaw yàlla na dem ak jàmm. mais nii laa lii de parce que tamit bu boobaa. dañuy leeral rek man la ma def. buñ ma bëre man buñ suba. buñ ma càmbaroon buñ ñëwee laa yore lépp këyit yaa nga fa lépp a nga fa. man wax dëgg fa yàlla bokkuma ci ñiy def passation de service ñëw man bi may ñëw. monsieur le maire fekk bi bëri aw ma benn laaj mais lu ma fa jël ci acte. ci décision. ci njënd. wala ci affectation lu mu mën a doon. waaw boo ñëwee këyit yam ma nga fa. monsieur le maire balaa Cour des comptes ak OFNAC man dama am benn curiosité rek. bu weesee communication journaliste bi nga doon. beneen métier ban nga am. non man balaa nga doon nekk maire. journaliste de formation là. d'accord diplômé du CESTI. d'accord 36e promotion. Jacques Mondor Diouf. d'accord man maa bokk promotion ak Ibou Diouf bi ne fii. waaw Mamadou Alimou Ba. dëgg la RFM. ñooñu ñëpp sunu xarit lan ak des na ils sont 3 je pense au groupe. kon loolu mooy métier bi nga xam ni. ñoom Cheikh Tidiane Diaw. waaw Makumba Bey Cheikh Tidiane Diagne. ak kan encore. macha allah ñooy suñuy mag parce que ñooñu jiitoo benn at. ñooñu ñooy 35e ñi ñuy 36e. suñu ay soppe lañu. bi ma paree en 2007 maa ngi 2006 laa njëkk a liggéey rajo municipal. d'accord. jóge fa liggéey Canal Info bi ñu koy doog a sos. bokk ci équipe bi ko taxawaloon. ba nekkoon fa nag nekkoon. Canal Info moo nekkoon ca ville ca Sandaga. ba ma fa jógee en 2008. d'accord j'ai fait un bref passage à la RTS avant may dem Africa. waa léegi monsieur le maire. voilà dañuy wax ne bu maire toogaayam li koy gën a yombal. bokk na ci mu am portefeuille bu toog. bokk na mu am as tuuti koppar parce que lii gox bay laaj yëpp état bi du ko defal. faaw bu mbir amee mu dugal loxo ci poche. xam nga maire lu ma ko jàngate boobu xaalis am nga. maire xam nga lu ma ko jàngate lu ma ko jàppee man conception bu ma ci am. noo ko wala bépp njiit sax d'ailleurs. dëgg la loo am bokk ak nit ñi luñ am nga bàyyi ko ak ñoom. boo ko defee rek di nga nekk xarit borom kër sax bu bëggee yàgg ci biir këram noonu. man loolu laa jàppee maire. c'est pas forcément quelqu'un de très riche. d'accord parce que man bi may jël maire yi ma xam ne yoruma dara. te actuellement nii sama compte banque boo ko fëggoon doo fa fekk 50 000 yu mat. yow mag yow niroo nañ kat. loolu mën naa la ko wax. yow niroo. ngeen tane ma ko man même. loolu mën naa ko wax. mais dañuy donc un maire n'est pas riche. d'accord. maire bu riche boo ko déggee. surtout côté mais am nga ay sponsor derrière toi. bon enfin recette daal. yi nga xam ni maire bi mu ngi koy dugal. ñett la. ban ak ban. mooy li nga xam ni état da koy transférer aux collectivités territoriales. sous forme de fonds de dotation. d'accord ak fonds de concours. am na yeneen yu ci topp léegi dégg naa. am na yeneen i fonds yoo xam si ci péréquation fonds ressources yi nga xam ni mi ngi jógee ci exploitation ressources minérales yi. oui ñu koy wax fonds d'appui et de péréquation collectivités locales. daaw pour la première fois en 2020. gouvernement bi séddale na. mais man am ci 43 millions. d'accord. mooy fonds mooy usines yi waa usines yi. mais usines yooyu nag. waaw bu wéyee loolu. waaw waxal sax bu loolu wéyee. commune bi am na ay li ñuy wax ay recettes propres. mooy ticket de perception yi. marché yi juuti yeeg patente yeeg yu mel noonu. sel bi nag ak sel. actuellement maire yi ñaari entreprise yu mag la am yu koy fay sel. d'accord contribution économique sur la valeur locative. muy la centrale solaire photovoltaïque de Santhiou Mékhé. ak li nga xam ni moom mooy Vivo Énergie à travers benn station bu mu fa implanté. nous ne sommes pas une commune boo xam si dafa bari ay recettes propres. li ci des mooy les produits domaniaux. yu jógee ci frais de bornage yeeg yu mel noonu. waaw autorisation de construire yeeg. da nga am ay marché yu yëngu marché hebdomadaire waaw benn marché hebdomadaire benn luuma lañ am muy luuma altine bi mooy nekk Ndukura. te bon recettes yi taxul mu demee noonu. d'accord donc yooyu moom mooy recettes yi. li ci des dëkk ba laaj na liggéey bu bare.
waaw day liggéey moom macha liggéey moom laaj na ko. du fa jeex. parce que li ñu am ci ay jumtuwaay ay moyens daa bariwul te li ñu war bari. waaw mais industrie yi nga xam ne ñoo ñu wër ay jogo ay Taïba yooyu ñoonu yaa ngi naan sax am na loola jot mais loolu lu tax amuluñu benn njariñ. ah non ñooñu jotuñu ko ci seen loxo. état moom la ñuy fay à travers le fonds minier état comp ci aslëf séddale ko collectivité territoriale. waaw mais ñoom warul. donte liñ ci daan jot daaw en 2020 état bi yokk na ko ba jël un décret de répartition. mais bokk na ci li nga xam ni ku ne dem xam na ni bokk naa ci maire yi ku gën a jooytu Sénégal. effectivement dem naa Tivaouane bañ jàpp ni man dama ciblé industrie minière yi di dal ci seen kaw ci lu ma tegul fenn. mais fi ma ko tegit lu weer la. damaa gëm ni mënoo nekk ci benn gox di fa soutirer ay milliards par an te mënoo fa sax ruusal ay pepp yoo xam ne si ña fa nekk wax dëgg yàlla daañu ci gis seen bopp. dëgg la GCO ma nga fa. ci arrondissement bi la ne ñoo nekk Diogo. Zircon ak ilménite la ñuy exploité. ak yeneen produits dérivés yoo xam ne si lu ci nekk lu ci bëri dañ ko ciy liggéey ci àdduna bi boo demee phosphate mu ngi foofu Taïba. ICS ñu ngi à Darou Khoudoss aujourd'hui la mine se trouve dans la commune de Mewane. tey seen contribution ci développement zone bi des na loolu fu ma taxaw wax naa ko fa. ak yeneen ak tool yi ñuy yàq. toolu jàmbur yi ñuy yàq ak di ko non tool yi ñuy yàq waxum bu yemoon ci loolu mais tey wér-gu-yaramu doomu aadama yi sax bari na ay jafe-jafe yi ci am parce que y a des types de maladies yoo xam ne si mi ngi feeñ mais xamuñu ko woon. ay feebar yu fay feeñ du ma sos wala meex lu ma xamul. du ma ne it c'est l'exploitation industrielle. waaye liberté wóor mooy feebar yi fa am la kenn xamuñu ko woon. parce que tamit kilifa doo tëb rek di wax loo xam waaye liberté wóor mooy li nga mën naa ci li dut baaraam teg ci sama loxo wax ko. mooy ñun li nga xam ni waxuma la jàppale mais as tuut bu ñu ko ruusaloon mu des ci communes yi. kon tey jafe-jafe yu bëri yu ñu xam danañ ko fa. yéen maire yi nekk ci gox boobu. lan moo ak seen population xeex loolu au niveau de l'arrondissement de Mewane nag maire yi ci ginnaaw. baare raay bi. yor yi ci ginnaaw non xam nga maire nag mënul baare. maire du marche maire du takk brassard maire du kii mais maire am nay pexe. maire mën naa wax ñu dégg. mais nag maire mën naa bind ñu tontu ko maire mën naa dem ca président de la République wax ñu filmer la ba sonn wax ba sonn loolu yëpp tey soo àndeek maire yëpp nekk ci Kajoor yëpp ngeen àndandoo xàccandoo dóorandoo contre usines yooyu noonu sinon suñu paa yeeg suñu maire yeeg suñu tool j'ai fait pire que taxaw ci tool yi rek filmer wane ñu kii ma mieux que loolu wàcc naa sax fekk population yi ànd ak ñoom d'accord te ba ma koy def sës naa parce que man je ne suis pas duma genre autorité boo xam si da ngay xam wala ngay kii waaye trop c'est trop te am na ci loo xam ne si ñun bu ñu ko jëlul en charge parce que looloo tax ñu teg ñu fi biñ ñuy fal dañ ñu wóolu pour ñu jooytul leen seen i jafe-jafe. dëgg la bu ñu demee ba defatuñ ko nit ñoo koy defal seen bopp te lu ne mën na ci am. mais liberté fan yi ci ginnaaw dañu tàmp kuréel gu bees goo xam ni dañ ko duppee association pour des maires pour le développement de l'arrondissement de Mewane AMDAM le président Alelo jiite ko di nit ko am expérience ku xam développement territorial. waaw maire man ma ne ci nekk secrétaire général bi chargé de la communication. maire Darou Khoudoss di Magor Kane nekk ci également le maire de Mboro Moussa Ndiaye ñu jàpp ne xaj na dañu daan kenn ku ci nekk da daan xeex ci côté mais bu ñu boolee suñuy doole. gën a wax ak nit ñi mën naa yaatu ba ñëpp bokk ci. parce que c'est un cadre intercommunal. mais communes yi nga xam ne ñoom ñoo. seq ñoom ñoo seq bi ci biir Pire lay jaar. waaw loolu GCO. waaw Pire dafa impacté Pire effectivement. waaw mais commune association bi ma la wax dafa regrouper rek ñeenti communes yi nga xam ni dañoo seq ëmb entreprise bi nga xam ne moom mooy ICS. ak GCO. ñoom lañ jël seen i suuf ñoom la ñuy yàq seen i tool ñoom la produit toxique yi gaañ. ñoom ñooy am seen i rendement agricole yi est-ce que population bi ñu ngi fay liggéey. est-ce que ñu ngi recruter foofu. waaw ba ñu doog a door amoon na. mais léegi am na lu ci am. waaye jàpp naa ne usines yi li ñu war a mën a def ci emploi xëyum ndaw ñi comme ni ñu koy waxee. puisque c'est un concept boo xam si dafa actuel. des na mën nañoo def lu ëpp solo parce que li tax moo wax ko mooy. dañ fa sax sampoon ay jamono benn commission de recrutement boo xam ne si maire yi arrondissement bi dañ ci bokk sous-préfet moo koy jiite ak conseil de la jeunesse ak kuréel gi dënk femmes yi mais kuréel boobu dañu xool ni entreprise bu mel ni ICS buy recruter du ca jaar GCO moo cay ñëw ak parc éolien bu Taïba Ndiaye wala Tobène Power te ñooñu bu ñuy ñëw dañuy bind sous-préfet rek sous-préfet convoqué maire yi ñu xool ñu tànn yëpp leen mais ñi ñuy présélectionné yónnee leen ko kenn amul certitude ndax dinañ leen jël wala déet te ñun man ba dama njort nag wóoruma parce que du ma wax lu ma leerul mais njort naa ne daanaka wax naa ko sous-préfet keroog te xam naa ni moom it li ko ci war ci taxawaay dina ko def mooy
nee naa ko nag bu ñu laajatee bind ñu ni ñu dañoo bëgg présélectionner ay jeunes pour ay emplois xam si ci usine la jëm bu ñu présélectionné te nañuy yónnee résultats yi ñu xam ñu jël ak ku ñu bàyyi parce que il n'est pas bon aussi ñu ni présélectionné la rek ñu def pour la forme envoyé leen ko ñu def lu leen neex dañuy bëgg a xam jeunes yooyu nga wax léegi jeune la yoo xam ne dañu def formation ba noppi wala jeune la yoo xam ne dañ leen fa bëgg a dugal rek non am na jeunes yu def formation parce que tamit mënu weñ loxo entreprise parce que simplement da nga bëgg a promouvoir l'emploi local nga ni ko da ngay jël samay jeunes te jeunes yi amul compétence wala seen formation adéquatul ak li nga xam ne moom mooy besoin entreprise bi waaye li ñu leen wax lu yomb la mooy am na liggéey yoo xam si laajul xam-xam bu bari d'accord xam nga tey yenn gardiennage wala dawal oto wala fomp te foofu dafa bari xam nga soxlawul yenn compétence mais même pour ça dañuy gis ni dañ koy jégaani feneen d'accord wala bu fekkente ni c'est des emplois qualifiés ay yoo xam si dafa laaj yenn technologie yi bu fekkee ni amu fa mais nañ ko jëli fu mu am parce que tamit ñun nekkuñu fi rek pour ni entreprise yi fii ngeen di jaar lii ngeen di def déedéet loolu du suñu liggéey mais dañu ni daal li gën mooy bépp emploi boo xam si yéen a ngi koy joxe te mu am ci ndaw yi ñi dëkk ci zone bi mën nañ ko nañ leen ko jox balaa ñu koy jigaan liggéey Meewaan à part xaar ñu jël leen ci entreprise yooyu ci yan yëngu la ñuy yëngatu ci biir Meewaan ñi ngi yëngatu ci lu nekk Meewaan aujourd'hui tey est-ce que mooy commune bi ëpp est-ce que xam nga 70% de la production de manioc loolu sax le président de l'interprofession Assane Ndiaye mag ci man dëkk Taïba Ndiaye moom ko wax invité woon nañ ko fi mu ni ma 70% daaw ci statistique du ministère de l'agriculture 70% de la production de manioc au Sénégal mi ngi jógee kon daal yéen a ngi ci département de Tivaouane ci biir 70% yi nga xam ne au niveau national la plus de 80% yi mi ngi jógee ci arrondissement Meewaan Ndoye Bane mi boo demee marché Sañoxo Pire Sañoxo mooy marché bi gën a rëy ci ñambi ci Sénégal président Youssou Ndour bërgi dem mais xam nga may naa ko ci saako kon xam nga activité agricole mais tey jii gis nga entreprise yooyu seen impact ci mbay mi sax dafa dem ba rendement yi dafa wàcc mango bu njëkk da nga daan am ay millions ci sa tool boo demee ñi dëkk côté Sañoxor xam nañ li may wax mais tey jii mango yi ñu ngi dee darkase yi ñu ngi dee mbay mi ñam bi mënatoo ko am ak yu bëri. et je pense que su fekkee ni autorités yi jëluñ ci les dispositions. jafe-jafe dina ci am léegi nag ku fi ñëw ku nekk laaj nañ la sa état civil mais yow noo mën a jëlee 25 millions rek def ko ci état civil. ah foofu moom déjà ñiy wax. état civil matul 25. lan la bëgg a wax waaw ci 20. te 25 millions loolu laa bëggoon laajte man loolu lan la. état 25 millions ci état civil. man li ma bëgg gënaloon mooy état civil bi am na image. na ko gën a expliquer ñu état civil bi am na image. waaw xam nga d'abord balaa ñuy wax coût état civil bi ñu wax ci état civil dans sa globalité. à partir de 2016 ak léegi commune Meewaan et damay tooñ sa parfois gars yi bu ñu may sànni xeer man leen bu ma yemoon ci 10 000 personnes yi nga xam ne maa leen juddulu waxin la. maanaam maa tax ñu am ay këyit yaa fekkee rek ci ay audience foraine ñu leen organiser bu yemoon ci loolu rek sama bilan c'est largement positif. te 2016 ak loolu je parle peut-être sous le contrôle peut-être que président tribunal ak autorité judiciaire et administrative ñu ngi may seetaan bu dul dëgg dinañ ma corriger. parce que donc je suis l'officier principal d'état civil à Meewaan plus de 10 000 jugements lañ def de 2016 à maintenant à travers 4 audiences foraines. et des audiences spéciales yoo xam ne si dara moo ñuy jaaxal ma àggale li ma wax c'est très important ay xale yoo xam ne dañuy def examen jotuñu woon a am kayit parce que état civil bu ñu waxee dëgg te yàlla tax kaw gi dañ ko daan caaxaane. waaw bi ñu xoolee. ci 10 000 et quelques yooyu. plus de 7 000 yi ci zone bi nga xam ne fi laa tabax état civil bu bees bi fa lañ jógee. waaw ñu xool ni zone boobu yëpp. man su ma génnee sama carte d'identité nationale vous y verrez né à Mékhé Ndoye Bane mi xam ne wax parce que fa la jànge collège bokk ak sama nijaay Mamadou Fall soldat nee na ma yéen a bokkandoo dugg armée mi ngi lay nuyu au passage peut-être mi ngi lay seetaan parce que waxoon na ma dina seetaan émission ñun ñëpp ngaay lañ juddoo parce que simplement pour déplacer wu zone boobu li ko tàmbalee Ndukura Mékhé village Sinkan Yëma Dogonu ngaa xam Tundutun ba ngay dem Jatti Mbay foofu yëpp kon seen état c'est à 10 kilomètres de Meewaan. kon état civil bi Mékhé la nekk. état civil bi Mékhé Meewaan la mos a ne. waaw léegi dama ut un centre secondaire d'état civil moderne le ministre Omar Gueye ñëw fa ça fait même pas 1 mois matagu ko ñëw fa inauguré ko en grande pompe. ba mu fa duggee mu ni ma état civil bi ma gis centre principaux yi ma gis ci Sénégal yëpp. amul gox boobu yëpp amu ci. xam nga fekk direction de l'état civil Aliou Ousmane Sall mi ngi may seetaan peut-être le directeur de l'état civil. invité nañ ko fi waaw. mu ni ma ñun franchement centre principaux yi ñu doon dem di ko inaugurer sax melul ni bu Meewaan. sur fonds propres informatiser ko sur fonds propres.
à travers une autorisation spéciale approuvée. L'état civil en tout et pour tout a coûté 24 millions de francs CFA TTC. mooy li mami naan da ngeen ca 24 millions TTC xam nga boo déggee ci waxin mën naa rëy. 25 millions mais un bâtiment de cette envergure boo fa demee. les images sont sur internet. dëgg la balaa may dem dinaa leen ko wan. équipé avec un équipement de dernière génération. d'accord ministre bi ñëw fi inauguré ko visité ko. d'accord li may wax Mekhe village ñu ngi may dégg képp ku dëkk Mewane ñëwoon ci inauguration bi yaa ngi may dégg. donc franchement dañ ñu waroon féliciter. c'est que Ndoye mais nag xam nga les gens sont toujours à la recherche de la xam nga ki régler question état civil. ba tey Mewane fu nit nekk bu juddoo et déjà état civil bi dafa uuf poste de santé bu bees bi. da ngay judd fii rek dugg fi. waaw loolu dafay yomb loolu dafay yomb xam nga monsieur le maire. macha allah Ndoye Bane taskatu xabaar nga invité de dëgg moom ma ngay. il communique. waaw léegi li mu wax léegi li mu mujjee wax. loolu la ñuy ñaan yàlla mu am nga xam ne état civil bi fa muy nekk. ak poste de santé wala centre de santé bi fi nga xam ne xale yi fa la ñu juddoo mu doon benn. gis nañ ko fii ca Abass Ndao bu xale yi juddoo principal ak yooyu loolu mooy li war a mën a nekk. waaye li ma jaaxal mooy bépp maire bu fi toog mami wax na ne moom état civil am macha allah moom état civil am. zéro faute waaye li ñu jaaxal mooy au Sénégal dañu am problème boobu Ndoye Bane def nañ ci thème. nga woo fi monsieur Soumaré nga woo fi monsieur Soumaré Ndoye Bane gis nga explication yi mu joxe. parce que gis nañ ne yenn maire yi aussi bu ñu ñëwee ci wàllu état civil maire bu toog rek indi ay nitam ci poste ba. ñuy liggéey. loolu tam dafay indi ay complications lan nga ñu ci tontu. non. waaw maire ba nee nañ say voilà maire bu ci toog rek indi ay xaritam. loolu amul Mewane déjà. d'accord ça je le dis de la plus ferme des manières. deuxièmement de la plus ferme des manières. état civil u Mewane. bokk na ci meilleur état civil u Sénégal. waxuma ko boo laajee maa ngi wax ci télé. coowal état civil problème mu kayit mosu fa am. faux usage de faux escroquerie. yooyu mosu fa am. parce que jigéen moo ko yor aussi. ça j'avais fait le choix. jël jigéen xam nga jigéen ñi yu bëri duñ ko. dañuy ñàkk caaxaan. non déjà. yenn yi duñ ko def. parce que dañuy am kersak ñun leen yéen a def nangam. ok jigéen bu am fula ku am fayda. ku bari yërmande moo ko yor. dëgg ma xam ko pratiquer ko. xam ni état civil du ci caaxaan. doomam bi nga xam ne moom la su ko jur. bu nekkul ci yoon mënul ñëw wax fa wala mu indi fa dara wala mu jaay fa affaire ba am fa dara donc ce problème là n'existe pas. waaw recrutement abusif. waaw amul Mewane képp koo xam si jël nañ la fa rek da nga fa am xam nga dañu génnee li ñu wooyee organigramme type. parce que recrutement ci muy administration. muy entreprise boo dem organigramme mooy tënk besoin de recrutement yi. c'est vrai poste yi moo koy établir. dëgg la mooy teg la cohérence. dëgg la man état organigramme bi nga xam ne ministère moo ko proposé président jël ko par décret. depuis daaw. poste ya fa nekk yëpp bu ma leen joxe woon. waaw te sañ naa ko mën naa ko dinaa am ay jafe-jafe. te Mewane am nañ ressources yu leen mën a fay actuellement mais dama ko deful. parce que gëwuma loolu. jàpp naa ni sama clientèle politique du ma institution yi ma jiite du ci laa leen di caser. mais te képp ku ma xas yi dem nga ba mu ñu jàpp ni war nañ la jël. bu ñu lay jël c'est parce que dañuy leer ni man nga ko parce que dañuy leer ni également am nga njub. ak foo mën parti boo mën. balaa temps bee ñëwaat ñu ñëwaat Ndoukoura ci lotissement yi. dafa mel ni am na tuuti coow lotissement Ndoukoura yi nga ñëwaat ci rajo Mewane nga ubbi fa rajo bi di toj département bi. waaw man maa ko seede. rajo bi di toj département bi jékki-jékki rajo bay suus ay weer ngi nii muy suus dangaa tëj rajo bi pour bañ ñu sànni la ci xeer ou bien rajo bi dafa dugalatul dara lu xew. non man njëkkeel ci rajo bi doo nga dem ci lotissement yi. man d'abord rajo bi puisque yow yaa ko rajo bi man maa ko fa indi. yaa ko fa indi waaw. musuma ci politique it. rajo bi mu ubbee. maa ngi lay wax benn affaire. département bi ñëpp a kontaan parce que Tivaouane rek moo amoon rajo. oui. ñun ñëpp waa Pire ak ñëpp Tivaouane leen doon wootee. rajo bi mu ubbee da ngay daan toog. ba pare ñu def fa équipement yu mucc ayib. waaw léegi rajo ba am puissance. waaw découvrir presque toute la région de Thiès. waaw di dem ba Touba. waaw non li xew y a pas un problème particulier kenn amul lu mu ciy wax c'est un problème technique rajo bi fay problème yi bëri. borom kër boo yoree loo xam si yaa ko samp. te li taxoon nga samp ko fi xañ na. gisoo ko nga ne ba ci biir gisoo ko ci. waaw problème yi bëri. balaa nga koy tegaat
rajo bi pour vous rassurer rajo bi dina tàkkaat mais buy tàkkaat aussi dañ koy deg ci ay anam yoo xam si yu leer lay doon rajo bi nag wax dëgg fa yàlla même ñi nga dégg ñuy wax gis nga réew mi li ko yàq mooy mbir moo fi dem dëkk boo fi dem institution boo fa dem la fay xew ñu ko warul lijjanti xamuñu ca dara ñoo ci ëpp lu ñuy wax mais rajo bi yaakaar naa ku nekk maire reyante xeex ak rajo yow xam nga ci dara ni mu jafee nga xeex ba indi ko ci commune bi fexe ba utal ko équipement ba rajo bi di émettre Sénégal autorités yu bëri am nañ ay fréquences yoo xam si ba léegi ñu ngi c'est des fréquences dormantes ça aussi je suis contre c'est le moment de dafay am kon xanaa loolu foofu tam comme ñu ngi xool mais ñu ngi xool nu ñuy kiiwee journalistes yi ko assainir seen milieu bu baax ba mu gën a baax dynamique bi ministère nekk waaw heureusement que le président de la République comprendre na enjeux yi xam défi yi mettre na en alerte en action tous les acteurs yi ci seen bopp xam nañ ni c'est une opportunité bu ñu leen jox ñu remettre les compteurs à zéro càmbaraat mbir yi parce que le secteur des médias dafa nekkoon secteur dafa nekk secteur bu am doole ci réew mi di employé te dafa war a nekk également un secteur buy générer de la croissance mais ba fii ñu toll nii entreprise yi nga xam ni ñoom ñoo ciy génn bariwuñ parce que simplement c'est le modèle économique réfléchiruñ ci ba pare nekkuñu ay entreprise de presse sax c'est des organes de presse parce qu'il y a une différence entre un organe de presse et une entreprise de presse dafay recruter dafay am ay charges dafay générer également des bénéfices les investisseurs yi nga xam ne ñooy dugal seen xaalis ci médias yi c'est pas des philanthropes dugguñu ci rek parce que way Youssou Ndour la moo am mais attends c'est une véritable industrie tey tout le monde est fier de TFM bu ñu ko gisee muy def liggéey bi muy def ci réew mi jël ay jeunes yoo xam ne si dañu jàng macha allah xarañ ñu jël leen employé leen. man beaucoup de mes camarades de promotion travaillent aujourd'hui dans le groupe Futur Média. ñu ngi fi ñoo xam ne si maa leen jiitu ak ñu ma jiitu. kon ça c'est une fierté pour ñun les journalistes nous ne demandons que ça. mais lépp aussi dañuy bëgg suñu environnement socio-économique des médias nekk environnement boo xam si day viable précarité bi ñu fi seetlu. jóge fi. mais ñi nga xam ni tamit ñoom ñooy nekk constituer les acteurs des médias nekk ñoo xam si dañ leen di xam. c'est vrai d'accord Ndoukoura loolu dafa am solo problème mu suuf amul meewaan moom côté boobu moom yaakaar naa dëgg bariwul loo ko dégg. mais Ndoukoura amul fa problème mu lotissement. on n'a jamais eu de problème de lotissement à Ndoukoura. waaw mais ñu ñëw kon foofu jàmm rek a fa am. néew ma jàmm rek a fa am mais problème mu suuf moom ñun amuñu ko. très bien parce que d'abord ñaar moo xam ci suuf. ban ak ban suuf dafa am procédure yu ñu koy joxe. te nit ñi léegi dañoo yeew. koo fi bëgg a jël suufam te d'accord ci day bañ. monsieur le maire li nga wax noonu. n'empêche may ma ñëw rek dama wëru scandale te autorité administrative man ñun yàlla daf ñoo xam je pense que c'est une bénédiction du nattu sax lu baax la. qu'est-ce qui est une bénédiction dañoo am préfet boo xam si moom gis nga coowal suuf fu mu jibe la première chose bu muy def mooy bind maire bi saisir maire. ndax yëg na ko. sous-préfet tamit la même chose lay def. foofu autorité administrative nekk taan nelawuñ de. très bien. donc on n'a pas ce genre de problème. mais Eva. kenn dégg nga kenn maire dafa nangu sama terrain wala dafa nangu wala moo ma jaay terrain. meewaan jeeg ja paaya. waaw sëriñ sa. monsieur le maire ki conseiller kenn amu ci moom mu weex mi mu sol nii ñi mu ko sol meewaan. li ko waral depuis jamonoy Senghor ba tey li ko commencé pire ba meewaan. rang-rang bu xonq moo ci am boo xam ni bis boo fa solee lu weex jaar fa day ñëw da nga mel dañ ko dañ mel dañ laa. non à entendre monsieur le maire ci ay prévisions. mag yee mu def war na tax. mais tali boobu tali bu baax moom loolu côté boobu man loolu gis nga loolu noonu. ñu dugal ko ci compétence transférée. non loolu du waxu maire. loolu compétence feebar mais soxna gis nga tali boobu maire bi mënu koo defar. non wax na dëgg. maire Pire mënu koo defar. tali boobu état rek ko mën a def gudd na gudd goo xam ne sa waay. waaw mais moom il est communicant. non Ndoye Ndoye maa ngi ñëw ma wax ci li ma ciy leeral parce que bu ñu ñëwee ba fii man xamoon naa ne faaw ba may ñëw TFM faaw ma waajal wax ji ci tali bi. parce que Ndoye baan bi moom Ndoye moom Sénégal non Ndoye Sénégal. waaw ñëpp xam nañ ni. tali meewaan moom bis bu ñu koy teg foo mën a nekk yàlla na la fekk ci jàmm ak xéewal. amiin buñ la invité wul waa Mewane dañoo war a def délégation ñëw invité la seen bopp parce que li nga leen jooyal ci tali bi kenn jooyal leen. monsieur le maire gisuma waa Mewane tàngal Facebook de parce que ñun. ci natt yi ñu fi def. ak bi ñu doon def suñu sondage bu ndaw. gis naa sax Mewane tampi gis naa ko de. waaw kooku dafa am keneen ku muy defanteel ca biir. daa am keneen ku muy tàmpeel. gis naa fi loolu. gis naa yéen li xew yëpp kon mais gis naa keneen ku wax nee naa la man daf may neex rek ma yorlu Facebook.
gis naa koo xam ne nee na monsieur le maire dëgg-dëgg sa liggéey bi des na gis naa ko de. ah non loolu je suis d'accord avec lui. non d'accord liggéey bi des na. waaw non man sax xam naa ne li ma desee pour ma liggéey ko des na. li ma def déjà am na ci lu xam si amaana manees na koo gën a defar. li ñu war a def te mu desit bari na loolu wax dëgg fa yàlla. jàppee ma ko xeer wax bu yanu maanaa la loo liggéey ñun la liggéey bi des na. effectivement te ki lay yóbbu sax moo lay soññ. mais oui donc loolu vraiment amu ci benn problème. foo toll ci tali bi. tali bi Ndoye merci pour kii bi. li mu ci xam nga tali bi moom. ni nga koy waxee. xañ na dama ci ñimewu la waxee noonu rek tous les jours. mais na la leer ni mën nga ko waxal waa mais yëpp nga ko waxal. parce que tali bi président de la République dafa ñëw en 2017 le 29 juin 2017 jeudi à l'occasion de l'inauguration centrale solaire ba nekk Santhiou Mekhe jël ci engagement joxe woon ci ay instructions ba ñu programmer ko ci programme d'entretien routier ba sélectionner entreprise bu ko war a defar boobu ba léegi nag d'année en année ñuy reporter bon état aussi am na nu muy doxee mën nañ ko comprendre waaye lu wér te wóor daal mooy tali yu rafet yi ak liggéey bu am maanaa bi nga xam ne président Macky Sall mi ngi koy liggéey ci tali yi te ma gis ko démb ci Fuuta ak feneen ñun waa Mewane bëgg nañ ci loolu moom ragalu ma ko wax ñoom nañ ci bu ñu mënee fexe ba ñu am ci daal ci sunu wax dëgg yàlla dinañ sant yàlla bu baax ndax tali bi tey bu doon lu maire yi def dafa metti de kenn déggatu ko kon Ndoye Bane ñaari yoon ñett la koy wax balaa mu koy wax sax ñu defar ko parce que moom mi def ci am yéene man ma am ci yéene waa Mewane ñi koy wax di ci coow am ci yéene Mewane am na ay université Mewane benn projet boobu rek la am boo xam ni unanimement koo ci mobiliser guddi mu jóg amul opposition amul pouvoir maa ngi laajte ndax am na foo xam ne xam nga xale yi ñoom ñëpp non maa ngi ñëw Ndoye Bane suñu jàngee bu ñu amee bac ba pare ñoom ñëpp dañuy ñëw fii est-ce que am na benn université benn foo xam ne dañ fa defee seen formation école de formation non amagu fa parce que ñun li ñuy xeex actuellement ñun bu ñu doy ut centre de formation bu am bac faaw nga ñëw Dakar waxtaan naa ci il y a quelque léegi li tax ngay rek saa bi bi doog a ñëw daf maa dégg bi nga nuyoo mun ma xanaa kii tubaab la loolu la ma dégg moo tax bi nga posé question ma rek quoi man ma tubaab la non bi mu ñëwee ni moom Dijon la jógee Dijon non ni mu ñëwee ni mu nuyoo ak ni mu duggee waaw non affaire bi diction bi ak tubaab bi dafa neex tellement ba damaa sëgg ni Ndoye Bane mais kii xanaa moom tubaab bi fu mu jógee xam nga léegi dama koy tooñ yow yaay taskatu xabaar bi li tax bu nit jàppee ñàmburam bëgg astuut lu baax wala dara ñu jël ko jox ko tubaab bi bàyyi naa la yow nga toj loolu non ni nga ko waxee naka laa la nuyoo kilifa gi naga non ni mu nuyoo moom vraiment nuyoo bi ci boppam dafa yàgg c'est pas le thème su ma dikkee bu ma newul kilifa gi nanga def lii lépp ci bilan bu Ara Ndiaye non attends bilan moo xumb non Baara waaye Baara Ndiaye kaay Awa Diop ñi ngay waxante yàlla kaay Diop nga sant en plus mani Diop laa sant bu Traoré kaay fii boobu doo ko romb kaay non attends boobu doo ko romb ku fi ma sa teew bu ma dikkee invité yi ngi jàkkaarloog ñun bokk na ma ci ñi nga xam ne ñi nga xam ne buñ dikkee daañu ne salaamaaleykum non ni nga nuyoo moo waxul ni la bonjour baabu da ngaa bokk ci samay soppe non ci laa bokk pour dire vrai mënu ñàkk mais da ngay demaat da ngay laajaat maire bi bon xam nga man damaa yar Cheikh Sall fa ne de président Macky Sall dafa dem café mu wax lu leer naññ nee na diglu leen te nag diglu leen ma bi wax bu gàtt moo bu gàtt la waaye lu yaatu. dëgg parce que bi may dem 2014 di nekk maire. parce que moom day codé rek moom. daf man président de la république moo ma ni demal nga jiitu. président day codé rek. non déglu ma daf ma ni demal nga jiitu. parce que moo jiite suñu parti aussi. kon tey bu ma dinaa am xorma quand même. ak pudeur. ak courtoisie tax bañ a taxaw fii naan je suis candidat. doon ca maire bu liggéey falu di xale. macha allah neexook njiitu réew mi am vision am bilan bu positif parce que waxuma ko waa Mewane na ko wax ala kulli haalin xel yëpp mën nañ njort ni il sera candidat à sa réélection mais puisque président dafa wax bàyyil ma tënku ci waxu président rek nee na candidat la waaw moom bu ko neexee ni candidat la parce que wax dëgg fa yàlla
moom dégg naa ko sax mu naan candidat la ba Samba di ca Demba. ba Samba. ma ne ko mais nekkal candidat ba Modou di ca Paate kenn terew la ko. mel ni yow dafa mel ni dafa am ko la ni bu nekk. mais monsieur le maire yaa ngi dégg bu xale yi dee man bu ma sañoon ñëpp nekk candidat parce que day tax mu gën a xum mu gën a neex rek. yaa ngi dégg bu xale yi dee ca coow la. am na melokaan. kan su ma mi. waaw su ma ko doon auditeurs. non non yow politicien yi. am na melokaan xam nga yow xam nga bi ma dama xamul tax wala fa ko wax Awa Diop wala fa moo ne rëbb ca coow la actuellement coow la bu bariwul man du ma kontaan et puis da ngay dem fii ñu ni gars yi booloo leen def leen benn say ngeen dem nga gagné affaire yi neexul. yow tey naka nga gisee monsieur le maire kan ci soo leen àndoo da ngay bañ gars yi naan man maa tax mu gagné yooyu monsieur le maire mais sa première action lu tax mu bàyyi la. ah laaj ko question bi man de xaw ma ko. en tout cas sa waay la woon de. en tout cas amul leen lu ma mën a reprocher wax dëgg fa yàlla non sama waay la woon mais li ma ciy leeral aussi. xam naa bu ma ko waxee du neex mais faaw wax bu jotee. puisque yaa ko tudd dinaa ko premier adjoint boobu bu du woon ak man mii du ko doon. du ko doon. li may wax nii waa Mewane ngi may dégg. booba ana yàlla. maa ngi ñëw. ginnaaw yàlla. bu dul woon ak yow du toog ana yàlla. boo ko ci tegee boo ko tegee ci yàlla rek da ngay wax ji day dëdd. waaw nan ko teg wax la dégg na laaj gisal bëgg naa dégg na laaj. kaay ma wax la xam ma taxee ni ginnaaw monsieur le maire. bu dul woon président du ma nekk directeur. monsieur le maire ça coule de source. monsieur le maire. mais yàlla mooy teg moo fi teg président. monsieur le maire sama papa dafa doon wax mu ne intellectuel jafewut waxal gannaaw il n'est pas là. bu ñu dugg ci loolu yëpp bu dul woon ak yow du ko toog ak. il n'est pas là waxin la dégg la laaj dama laa bëgg wax ni la. waaw parce que daanaka lu tax nekkatu leen. waaw bu bëgg koo xamal ni ko 2014. puisque danoo àndoon dans le cadre de Benno Bokk Yaakaar mu nekkal fa parti bi ñuy wax Ligue démocratique. doon ca moom dong la nag wax dëgg fa yàlla. moom dong moom xool amul militant. da nga faa mos a dégg réunion LD. da ngaa mos a dégg élection yi fa LD kii moom dong la mais nit bu ngeen dee ànd. gagner ensemble le président waxoon et gouverner ensemble niñ ko defee ci kaw noonu lañ koy defee ci suuf. boo jëlee lii jox leen lee allié noonu la ñuy àndee ak nit bu leen yàlla boolee ngeen ay allié lañ doo jël pepp jël pépét bi loolu amee moom laa ko jox dayom tollu doonu ci politique mais jàpp naa ne ay nit buñ dee ànd dañuy soddante sama waa camp ñëpp mer ma wañ seen loxo ni leen nit ki foog ngeen ànd da ngay foog nga séddu ko ñu jox ko loolu mais na xaar ba xam fi mu dem dina fa am premier adjoint parce que monsieur le maire dinaay faral di wax bu nu dikkee surtout bi nu commencé di def. thème kii moom affaire yu njóobeen la ma. kaay ma wax la bu ñu commencé di def thème ci. xam naa daa añaguma monsieur le maire waaw. yow agitateur nga. waaw. bi ñu commencé di def thème ci maire yi. maa ngi wax ma ni damay bëgg ñu teg wax bi ci waxtaanu wareef. bu mu nekk trop politique. parce que wareef bu nu ko dee seetaan. dañuy bëgg a xam li xew ci société bi xam li xew ci biir kër yi bëgg a jàngat lan mooy. posture maire lu ñu amal solo la maa ngi lay laaj sànq ci mbirum élèves yi étudiants yi ma ni kon ndax Mewane bu ñëpp amee BFM wala bac dañuy ñëw Ndakaaru lan ngeen prévoir pour jeunesse bi foofu bon ñun formation jeunes yi li ñu ci bëgg waaw il y a quelque temps waxtaan naa ci ak ministre bi yore enseignement technique et formation professionnelle d'accord ñun li ñu soxla li ñu jiiteel dëgg. waaw ñun amoon nañ ko Mewane mais au niveau de notre association. di nekk ci arrondissement bi intention boobu la ñu am. waaw c'est que bu ñuy defar centre de formation. na nekk un centre de formation au métier de l'industrie et des mines. parce que vocation territoire bi mooy réalité bi. c'est vrai dañu bëgg adéquation entre la formation. ak emploi yi nga xam ni moom moo am foofu. donc ci loolu la ñuy liggéey am nañ ci un projet intercommunal. tout comme jàpp nañ ni war nañ am beneen projet boo xam si. commune yëpp ñoo koy ŋànk. te le président Alelo porté ko. muy un projet d'hôpital moderne. parce que wax naa la ni la bëri na ay xeetu jàngoro yoo xam ne si. wóoruñu ni c'est lié à l'exploitation minière mais jàpp nañ ni. waaw faaw ci côté boobu aussi ñu jël ci ay dispositions. def nga ci ay démarches. ñu ngi ci démarches yi amaana daañu ko gën a partagé. daañu ko gën a fësal. parce que ñu ngi ciy waxtaan ak ñi ngi ciy war a waxtaan. am na yàlla mën naa dogal balaa yàgg sax. daañu ci jotee ak daje ak président de la république. waxtaan ci mais budget bi yokku na yegg na milliard ak lu topp. parce que industrie yi nga xam ne moo wër Mewane. Mewane waaw. budget Mewane dina la wax xañ na dina la bett bu ma la ko waxee. budget Mewane maa ngi ko fekk ci 60 millions. 60 millions fi laa ko fekk avec un taux d'exécution de moins de 60%. D'accord. Aujourd'hui le dernier budget que nous avons voté mi ngi toll ci 461 millions avec un taux d'exécution de plus de 90%. Je parle à la télé. donc moo tax bu ñuy wax bilan xañ na télé bi li ñu ci bëgg a wax yépp li def ci nag yépp xajul ci seen i mais on aura l'occasion pour wax ñu ko seqal que liggéey nañu
ci fànn boo jël da nga naan fii laa yemoon fii laa toll wax naa la léegi ne la ci wàllu wér-gu-yaram ñetti poste de santé laa fa fekkoon te communauté rurale defaru ko ñu ngi ci juróom-ñaar yoo xam si ñeent yu bees yu ci tegu te ñeent yu bees yëpp ñetti mais commune bi moo ko defar. loolu def lu population bi di bëgg a xam. parce que dégg naa man la école yi benn école rek lañ miiré woon ci commune Méouane ba commune Méouane daj en 2014. macha allah aujourd'hui on est à 20. macha allah. te benn ci abri salle de classe yi non mur de clôture salle de classe yi ci laay ñëw parce que nous avons toujours des abris provisoires. mais ñun dañu jàpp ni gouvernement bi am na un programme d'absorption. ONG yi ñu ngi yëngatu parce que am na ONG bu mag bu ñuy wax Buildon mu ngi fay def lu yéeme lu am solo mais mairie bi aussi il faut mu jël li mu mën a jël. ñun également on a construit un nombre extrêmement important de salles de classe parce que il faut un effort combiné. wàllu dëkk yi également nee naa juróom-ñeenti dëkk. sur 90 ñoo amoon courant. bon 91. sur 4 juróom-ñeent Méouane ñaata village la bot. Méouane 91 la woon bi may toog. maintenant ñaar jóge na ci dem Pire. mu nekk 89. 91 yooyu fukk ak benn ñoo ci amoon courant. Kër Baba Seye yooyu bokkul côté wala sànni na la xeer. Kër Baba commune nu Taïba Ndiaye la bokk sama dëkku maam la. très bien foofu la jóge. maa ngi nuyu Baye Cheikh waa Méouane daal ñu ngi lay nuyu. am na gox boo xam ne benn maire bu tudd Soxna Diop. ak njabootam yëpp. ñoom itam wax naa ko sànq waa nga xam Ndiaye lañu. Soxna Diop xam naa ko nee nañu kontaan nañu Adja Soxna Diop ak njabootam. wax na dëgg xam naa ko ñoom it kontaan nañ parce que ay jàmbaar lañu. dëgg la c'est des actrices de développement. dëgg la yu sonn ca dëkk ba. bokk nañ ci femmes yi nga xam ne dañuy ñaax maire. waaw du ñu ànd ak maire rek naa ko maire li ngay def tu es le plus beau le plus jeune le plus. waaw yooyu noonu mais dañ lay ñaax. c'est vrai. te loolu dafa baax ci nit bu ngeen di ànd aussi nga naan ko defal lii bàyyi ci xel lii am na solo. macha allah voilà. kontaan nañu trop monsieur le maire. am na ku la ñaan ne nga gën a dugg ci Kajoor nee na nga indil ko maire Thiel Maxa Mbakol. waaw wax nañu ko foofu nag maanaam dama ko mu indi sa maire. kan mooy maire am moom kii kan mooy maire. boo duggee Kajoor nag day seey. moom Mami Linguère. kan mooy maire bu ñu àndee maa ngi yéen ñu déparé fii da ngeen di wàcc yéen ñaar ñëpp abal ma oto bi ma continuer. ba fan. mbaa bu ñu fi waree waxtaanee Kajoor la. su ma eggee wàcc dugg ci Maxa. wàcc dugg ci Maxa Mbakol. wax nga dëgg foofu moom Kajoor la. diggante Xaadim Jóob ba foofu noonu yëpp. monsieur le maire kontaan nañu torop. mais kontaan nañu seede yi rafet na yi ñu jot a jot suñu portable. non soxna si ñëpp a ngi lay nuyu. mais man maa leen di sant d'abord. parce que wax naa ko sànq et c'était pas pour waxantu 2014 ba léegi maa ngi bokk ay émission mais émission bii ni mu amee dal ni ñu ci leeralee ni ñu xuuse ci développement local parce que moi je respire Méouane musuma am occasion def ko ci benn émission. d'accord donc maa ngi leen di sant di leen gërëm. xam naa ne maire yi Sénégal yi may dégg yëpp moom. kay bu ñu buuxante ñëw bokk ci émission bi. émission bi am seen promotion la ñu bari dañuy daw de. vraiment Adja Linguère c'est une très bonne occasion. jërëjëf pour maire yi ñu ñëw leeral li ñuy def ci seen gox yi. et vraiment loolu nekk na loo xam si lu am solo la. vraiment maa ngi leen di sant ci sama tur. ak ci tur waa Méouane yëpp. jërëjëf sa toogaay bi sax ku ko xool xam ne da nga ñoo ñeme. xamoon nga duñ la non xam nga maa TFM dañu am une histoire. li may wax ni Marañe peut-être mi ngi koy dégg. ak Youssou ci boppam. pétition bi ñu ko taxawalee pour télé bi tijji xeex bi ñuy xeex man maa ne comme porte-parole pétition. ok loolu baax na xam nga réew moom. parce que li ñu gëmoon tey yàlla on n'est pas déçu. li ñu gëmoon ba doon xeex démb ak bërki démb am na tey. très bien. tey ñu ma doon jàngandool nekk ay jeunes. ay pères de famille. ay des hommes de valeur man seen liggéey xarañ. ñoo nekk ci télé bi di ci liggéey di ci def liggéey bu am solo wax nga ko sànq donc une fière chandelle à Youssou Ndour. ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla na ko yàlla sàmm. jërëjëf Ndiaye parce que sagub réew mi la kuy def ci réew mi lu baax la aussi. jërëjëf Ndiaye. voilà nee nañu réew boo ca nekkee da ngay fekk bokk ca way wa. loolu la de loolu ngeen koy waxee. loolu la wax de. dëkk ca dëkk ba boole ko defar dëkk ba. waaw kañ Adja Linguère. tey nag comme Youssou moom macha allah way na lépp moom moo wayoon ne at mi atum xale yi la. kon na ndaw yi farlu te jóg taxaw ñoom it bokk ci li ñuy laaj. ndaxte ndaw war na fexe ba léegi loolu da ca année internationale de la jeunesse. 1985 non wayaatoon na ko ci wayaatoon na ko ci béem mu way nii nga xam ne damaa jàppoon ne man lay way mooy bi mu naan xale bi fekk ma ne ma may ma souvenir. moom ak waa kii ma tooñ tuuti kii éducation nationale waaw. kay wayaat na ko ba mu naan ndokkale. wayaat na ko ci bi muy wayaat souvenir. soxna si atum ndaw yow bu ñi la yàggee nga dugg 85 de. non 80 non man sama kii. man ay ca tàggatoon 83 laa judd le 4 janvier 83 à Thiès. macha allah guddal fan benn xale nee na Youssou Ndour. waaw dafa woy ba buñ la bettee nga tiit sax looy wax woy. woy loolu yëpp sama yoon yéen a ko wax. Youssou Ndour macha allah woy boobu ngeen nelaw te ma nelaw li nga war a wax. vraiment bravo. alhamdulilah law la cat macha allah mais Eva. naam xam nga ginaar tamit dafa mënta topp ñay taxani bàyyi ñay bojj. Ndoye Bane mënuñoo yeb ñetti yoon.
Pire am nay problème comme ni ko dëkk yëpp amee mënta toog fii di ñu tegal maire yëpp te tegaluñu maire Pire kon ñi ngi xaar monsieur Serigne Mboup maire Pire mais kooku ku flexible mu ñëw toog ñu jàkkaarloo moom laaj ko la xew ca Pire ak leneen ak leneen ku flexible la gis nga li ñuy wax naan gis nga li ñuy wax naan suñu liggéey daf ñuy dab waaw gone gaa ngi sànni xeer meeru Kilmaxa sama papa lay sànni xeer mais buñ koy indee teg ko ci CSB ma laaj ko la waa dëkk ba laaj wax dëgg yàlla am papa Khadim Diop ñu ngi lay nuyu bu baax a baax très bien la delluwaat di santaat waa Sénégal gépp di leen wax ne kenn gënu leen di delloo njukkal nag bu baax a baax Baara Ndiaye mi ñu toogal ndaxte jël maire ci 31 ans bariwul waaye lii dafay soññ xale yi wan leen ne leen ndaw terewut a wuti li ci sa réew ndaw terewut a yëngu nga ubbee baat bu am solo xale laa rek lu ma neex def boo lëggee lu ko neex mu dal la ajaratu ki ne laa ma ko wayoon doon ndaw bu mu tee bokk ci wayu réew mi waaye nañu fexe ba way war a rafet ndax nag ku fi dukki sag ndaw faaw nga yommi sag mag kon nañu ko rafetal ci bi ñuy ndaw ngir bu ñu màggee bu ñu dabee du ñu mën a bett delluwaat di tàgguwaat waa Sénégal gépp di wax ne ki jaar ci réew bi comme J'aime Couture Mbène Diatta Seck mën ngeen ko woo ci 77 512 39 25 77 512 39 25 pa abu mooy dagg ñaw yi di ko rafetal ba mu rafet tabarkàlla Amina Mbacke sama rakk ji boo demee mu bombal la yaram bi toppatoo la ba nga neex a gis defar loxo yeeg yi lépp moom it yàlla na jàmmam yàgg Baara daggal ma kër meewaan damay tuxu si waaw defal demande nga indi rek. amul benn problème. jërëjëf Linguère ma tuxusee ma tuxu de. Ndoye Bane yow bu ñëwee sax yow mën nga koo daggal parce que yow Pire nga dëkk. Ndoye Bane non man am naa fu ma jëm man damay dem kër Baba Seye ma la merci beaucoup sa émission neex na. macha allah ñuy félicité bu baax a baax monsieur le maire. bu baax waaw Baara. ak kontaan di naan di ko wax nuyul ñu waa meewaan rek. ñuyul ñu Cheikh Sall sa copain. sa xaritu benn bakkan la xam naa du ñàkk sama mbokk la waaw sama mbokk la waaw c'est ay xaritu benn bakkan la ndax dégg naa moo yëngal gësam xaw ma nag yëngal na gësamam déet waaye dinaa fa ñëw xool ba xam yaa yëngal gësam la Cheikh yaa ngi yëngal gësam en tout cas élection yi nar a neex la may Tivaouane tamit dina xumb lool kii ngi naan Pire waaye Tivaouane tamit fenn du ko gën a xumb waaw fépp dina xumb kon boog may félicité sama benn xarit bu ñuy wax Marème Kébé di doomu sunu papa Ndiouga Kébé dafa am borom kër sama xarit la di koy félicité bu baax a baax madame Nia ko borom këram tudd Issa Nia colonel Issa Nia douane ñuy félicité bu baax a baax Marème Kébé te naan koy yàlla na sëy bi barkeel rek amiin waaw ñu koy ñaanal bu baax a baax macha allah tey Baara Ndiaye dafa dalal sunu xel ci xale yi nga xam ne ñu ngi xëccoo ne ñoom itam dañoo bëgg a nekk maire li ñu gis doy nañu bu yeneen jeune maire amee dafay gën a doxal société te itam dafay wane fi société bi toll ndax dañuy wax toujours ne ëllëgu société jeunes yee ko yor te lépp tey lañ koy defaree ñu ngi leen di tijjil sunu ay antenne pour sunu bëggee waxtaan échanger bu ko defee bu nu dikkee xëy na Ndoye Bane du jàpp ne rek dañuy ñëw sax pour neexal seen boor waaye boo bëggee yor maire daal yor mairie da nga xam la ca ne ak nu ñu koy yoree macha allah te am nañ yaakaar ne ñoom loolu dal na leen Mia Ndour ma dem ca régie ba moom itam mu mel ni perdu de vue dañ ko am ni ñu koy waxee rek kii Ibrahima Fati la tudd Ibrahima Fati moom la ñu gëj a gis depuis Korité léegi nag nañ ko woo ci ku ko gis ku ne yàlla na ko yàlla def nit yoonam ba nu gis ka ku ko gis ku ne mën nga woote ci 77 544 76 40 wala nga woote ci 77 489 80 13 77 544 noonu la de 47 40 ak 77 489 80 ak 13 am nañu yaakaar ne leer na Ibrahima mi yàlla na ko yàlla feeñal nu mu gënee ñaaw saa bu nu ko mësee ñaan sunu borom ci plateau bi may nañu ko yàlla na nu ko mayaat incha allah lu dul baax ko gën baax a noppale am nañu yaakaar ne ñi ñu doon seetaan yépp noonu la nu mel yàlla na yàlla gën a baaxal sàmmal nu sunu kilifa yi ci société yi sàmmal nu kilifa yi sunu biir kër dolli jàmm ci Sénégal Ndakaaru ak li ko wër macha allah soxna mi yaa yow ak régie bi yëpp jërë ngeen jëf mbokk yi ba suba incha allah ak cofeel gu dul jeex